sini wàccu waay fo amutine comme lu mu leen koy fan yele passé waa NPP ñoo xewle suma yeneen natango foofu lañ dem waaye tey GDC ñoo ooma suñu ne GDC ñu ne Gambia Democratic Congress te Mama Kane moo nekk sini njiit te moo oote fi nga xamante mooy ñoom yi Oba Saloum waa Pakao ñoo ko oote ñoo téye doomam ki jabaram ki nga xamante mooy Ana Camara Kandeh yaay waaye ñoom it dinañ ko def une forme valable moo tax ñu bàyyi lépp lu ñoo def ñëwut toppale ma man seen sana ki nga xamante mooy Demba comme ñu door waxtaan bi niiw kilifa yi ako nga kacañin damuta pour nga kilifol konton ñu nuyu alkaali bi abe alkalo konton na nuyu imam bi abe imamo fanan konton ni ngeen nuyu kilifa yi nekk fii yëpp abe kilifol be konton na menu yalon koy be jang ak kansulo yi nga xam ne ñoo fi teewal GDC anin GDC la barama bal menu mo kansulol ti menu nata GDC e jang si loolu passé ni wo tambita neen o délégation bu nga xam ne ibe délégation o kilila men yalon ko bu ana His Excellency men ning His Excellency nata président Mama Kairaba Kandeh président Mama Kairaba Kandeh dinen o délégation si ibe délégation o kilila ku ñu njëkkee o mbe men folola kilila Ndumbe Cissé Ndumbe Cissé assistant national women mobiliser assistant national women mobiliser Ndumbe Cissé na jóg taxaw yewuli et lo ñinne mo honorable Ndumbe Cissé seen doom la alko alla dingole mo Ndumbe Cissé ti waa Jokaaru fii la joka dum ko le mo jang fangote ñi ngi o Dawda Camara abe Dawda Camara fanan kilila national youth mobiliser bu GDC national youth mobiliser men yalon ko atele mo GDC ta mu ngi ci jotaay bi fii abe ñim be ngoko no jam ya Aida jóge Banjul men bota Banjul nekk assistant yaay compin même mo assistant yaay compinoti head of yaay compinoti mu ngi ci délégation bi fii délégation o kono jam ñu ngi ko feeñal ci mbooloo bi ba fola jama bella head of yaay compinol Ajaratu Fatou Suare mu ngi ci jotaay bi fii abe mol kono jam Ajaratu Fatou yaare jogal ñu gis la ñu xamé la tajulen ko national women's mobiliser Ajaratu Remi Diagne mu ngi ci jotaay bi fii Ajaratu Remi jogal ñu gis la xamé tajulen ko moom jàmbaar la jàmbaarole moati West Coast women mobiliser Jara Ndaw mu ngi ci Jara Ndaw wo fanam be janne Jara Ndaw jogal ñu gis la ahayna atele mu ñetti KMC Kanifing Municipal Council women mobiliser Hadi Ndaw mu ngi ci jotaay bi fii wo fanam be jang damay leen ko lo Hadi Ndaw séeréer la nak wax dëgg yàlla waay the women wing PRO Aji Birane mu ngi ci jotaay bi fii Aji Birane kii mooy Aji Birane ñu feeñal ko si jotaay bi ñu ne ko nga itandal la bengo to jam yaa beti nekk jàmbaari GDC même mu jàmbaaroti GDC ku bëgg a GDC mel ni GDC kanu nekk si women's wing bi ate fanam be women wing ko mu ngi ci jotaay bi fii abe jan ñim be ngoto jam na jóg ñu gis ko ako mu ñu na jóg mu ngi doon the lady president même be not bang Honorable Hadiba mu ngi ci jotaay bi fii abe ñim be ngoko no Hadiba jogal ñu gis la ñinne mo kii mooy Hadiba the head of media men wi yalon ko kibar talal lem Mary K Badji mu ngi ci jotaay bi fii abe ñim be ngoko no Mary K jogal ñu gis la ku topp si moom men yewo noma Modou Moussa Sow mu ngi ci jotaay bi fii wo fanam be ngoto jam Honorable Omar Cissé député Ñamina Is la député o PRO GDC mu ngi ci jotaay bi fii wo fanam bebe ngoto no Honorable Omar Cissé mu ngi nale mooy ekati loxo na ñu ñoo aussi beneen wax o keneen ako ibe do fanan kili la ko xam ne jàmbaar la men yalon ko jàmbaaro len ku am kaddu si réew mi la men ye kango soto ñim banko ko ku xool parti yëpp men ye parti ol be jibe mu tànn GDC ay GDC le
Conte tana His Excellency ako aning excellency muy honorable wole mo honorable Asan lawyer Martin mu jotaay bi fii mo ci jotaay abe bango kono jinne mo lawyer Asan Martin the head of chief protocol Haruna Jallow mu jotaay bi Haruna Jallow fanam beñim bengo kono ki moy Haruna melen ko lo Council of Elders Alaji Jawo ak committee am bi ñu fi ala committee ol bebe jang Alaji Jawo head of security Lama Bari jotaay bi fi wo fanam bebe ngo kono jang ñinne mu Lama Bari the regional chairman North Bank Abdul Aziz Ka mu ngi fi men yalon kon tolbe la dingolem na dogolem wo fanam be jang Abdul Aziz Ka the desk officer honorable Ablay Diallo mu ngi fi Diallo abe janne wole mu desk officer bi afele am na beneen jigéen mu nekk fii ako musudo be jang mu ñu gën ko xamee ngalon ko Fatoumata Jabi jotaay bi fii ako abe janne ñu ngi ko nuyu ay be konton na Fat Jabi si loolu passé ni wo tambita ku ñu ñëw aussi men kilila ñu oo men kilila ku waral bés bi men yalon ko wole ñin lungo saabu ku waral tey ñu ñëw fii men yalon ko wole en tolbe pendi jambila ñëw gunje si ko men yalon ko tolbe naata dandanne ne jigéen bu baax musu bete ku bëgg a réewam men ye ak banko kanu ku bëgg a jëkkëram men ye ak kema kanu ku bëgg a pati GDC men ye pati GDC ku bëgg a doomi GDC men ye GDC ni ngol be kanu 2016 man ak moom ate MC Jam ani ñoo doon ànda etolle kata ñoo dem house to house kata house to house nu taw bi bari sama warata ñaawo dina xoojoo nu si bi ndox mi aka xoojule ayeta wo giwo ko xoolut ne ama jibe ko jabari président la musolem war naa toog si kër bi a ñanta si la du def loolu non ate o kela dafay ànda nun ako anin tolbe tala jël alalam ay ala fengota di ko dugal si nun aya dundin tol ko ñuy dem house to house kata house to house pour dooleel GDC fango ko sembentu ya dooleel réew mi kata ka banko ñi sembe dooleel ka afango la kema sembentu kooku mooy kan Ana Kamara Kande aji Ana Kamara Kande su loolu paase ni wo tambita ku ñu ñëw aussi men kilila doomi North Bank dingo ku bëgg a ci men ye GDC kanu ni ku tey ku am xam-xam men ye londo soto ku xam lu mu wax kamen fo ayalon muy seen doom la dingolem mooy deputy party leader wole mu deputy party number 2 muy honorable Amadou Ka ñëw aussi bena men kilila ku waral bés bi men yalon ko ni ya moy ku kweta kula atelem mooy yaakaari Gambia men yalon ko nin Gambia be la jiko ma teleti yaakaari ndaw yi men yalon ko dindingol la jiko ma teleti yaakaari jigéen yi menu yalon ko musol la jiko ma teleti yaakaari mag yi menu yalon ko kebal la jiko ma teleti ku jooy men kumbota si wàllu ndox jiwo moom ngay oo ika atele wading ku jooy si wàllu lopitaan men kumbota lopitano la karo moom ngay ku jooy si wàllu gad no ngay oo ika atele wading men yalon ko tol kooku moo jox Gambie wole ye ntol be di sembola ni jusola ni ko am yërmande meye bala fa soto Gambia ko ni ko bëgg a réewam meye bam Gambia kanu kooku mooy MC Cham jërëjëf kàddu gi rafet na foog naa ne loolu moo sabab lu bis bi tey waaye lu ñuy ñaan dañoo ñëw dugg ci waxkat yi waaye lu ñuy ñaan waxkat yi mooy time amuta guddi na te ñu war a wax bari neen try naa be sonna pour wàññi waxkat yi waaye ñu ne ñooñu foog ñu wax aya try le pour ye daya
diamulal talabari iko wolbe be diamulal kon amul problème dinañ wax waaye tay mi ñu wàññi ko rek ko amam problème on soto parce que tol talen woto mbetay mo doron ne talabari be diamulal kon loolu ñu ñaan waxkat yi aka wol nga ko tol ka wolé dani diamulal su ko defee ku ñu njëkk a oo ci waxkat yi ako abe folo la men kilila diamulal to mooy dem wole mu demba ndong demam do mbokk comme lañ ko waxee ñu ngi ni dëkk bi ñoo ooyee ñoom ñoo uy si waa nga xamante ne mooy njaboot yi ñu ne Hannah Camara Kandeh am na ñu ko téye yaay ba instant ñoom dañ koo toon into adaari ñu ne ku dégg Mama Kandeh nag mooy njiiti ki nga xamante mooy GDC na moo nekk Gambia Democratic Congress ñoo nekk collège li nga xamante mooy mbuuf waaye ndax jamono ji ki nga xamante mooy Mama Kandeh ak délégation am bi ñoom lu ñu dénk waa Gambia ndax ñoom dinañ ko mun a fulfit mbete ñoom d'ici élection bi mooy bi war a ñëw December 4 ndax ñoom am nañ confident ne ñoom dinañ ko winte dinañ dem dugg State House ba tey comme na ma leen koy waa ñoom yi génn nañ li UC mbooloo bi parce que mbooloo bi ñu fi teew gis na leen xale ñu ngi fi mag yi ñu ngi fi ndaw ñu ngi fi Mama Kandeh nag ku ko xam nga ne waa dëgg la moom it bokk na ci nga xam ne yàgg na ci nga xamante mooy politique yi Gambia years ago moom it daf daan content si elections yi léegi ñu ngi ne si jamono ji si seen t-shirt yi ñu ne vote la 2021 koo jotalate rek ñu ne la déet ñoom élection bi di seet nañ commune ndax ñoom dinañ commune wala ñoom dinañ mën a fulfil li nga xamante mooy promise yi Gambien si nga xamante dikkoon nañ leen ndax ñoom dinañ ko mën a fulfil waaye ba tey Sainabou Sané moo leen nekkal si microphone bi ak ki nga xamante mooy Demba Danjo sin sool de ñu ngi fi nga xamante mooy ñoomi right now entertainment bi moo nekk di dem xale ñu ngi tàccu di enjoy seeni bopp moo tax ñun ñu bàyyi lépp lu ñoo def ñoo fi nga xamante mooy ñoomi xool waa ñoomi nu ñoo génn see pour teral ñi nga xamante mooy waa GDC mooy Gambia Democratic Congress ñoom MC Cham Junior ñu ngi fi Sénégal Sege TV ñoo si ñoo xeewi ñooñu ñooy Gambia Democratic Congress te kii di Mama Kandeh mu nekk seeni njiit waaye ku ma fi nekkal tam ko koy MC Cham Junior ku ko xamul dégg nga ko mu si li nga xamante mooy GDC saa yu Mama Kandeh génn dinañ ko daal di la taana MC Cham xam nga du Gambie dafa bëri MC Cham ko nuyu naa la jërëjëf kontaan naa trop ne alhamdulilah rabbil alamin di la gërëm bu baax a baax tam yéen Gambian Talents Promotion bu nga xamee ne ngeen bàyyi seen soxla yëpp fii ñëw mi dafa sori ngeen war a ñëw tey war a ñëw teewee jotaay bu nga xamante GDC am nañ ko fii muy Paka Saloum nga gis ne jabari Honorable Kandeh moom lañ jàpp yaay fii tey Honorable Kandeh mu ne rafet na trop waa dëkk bi dañu ne ko bëgg a gis tam mu guñe si jabaram pour ñëw ñeenti doom nga xam ne ñoo jàpp jabaram yaay so kon loolu moo tax tey GDC tey ñëw fi tey fii. kon si jamono ji MC Cham gis nañ ne political party yu bëri ñu ngi génn di dugg di génn GDC te su ma la naree la te la moo nekk seen agenda bi. waaw GDC bëri na agenda am nañ programme and manifesto xam ne ñu ngi ko am si réew mi bu nga xam ne 2016 ba tey ñu ngi ko jaay Gambian si and Gambian si yaa ngi ko jënd di main agenda of the GDC mooy suñu jëlee réew mi ñëpp gis nañ jamono mu toll léegi fu mu nekk ne si wàllu wér gu yaram GDC nguuri Mama Kandeh ne meg ne région bu nekk dinañ fa samp ay lapitaan nekku lapitaan rek lapitaan ne ay garab nga xam ne dañ ko fa def dinañ meg tam on employment bi ñàkkal ndaw yi xam ne amul liggéey fu mu nekk dañ jëm ko saafara soo déggee crime rate baa ngay yokk si réew mi xale yaa ngi ñàkkal liggéey mooy problème bi tey GDC nguuri GDC ak nguuri Honorable Kandeh nañ meg dinañ dooleel area boobu tam pour jox xale yi tam seen cër si réew mi tam employment bi dafa war a am solo si wàllu éducation tam dinañ meg tam da school si tam ñu gën a am équipement yu bëri yoo xam ne faa nekk tam gën a motiver teachers si tam jox leen all the support si wàllu kaaraange réew mi tam bu ko tey gis neen réew mi fu mu nekk nii am robi baa ngi bëri si réew mi ni ngi daan si di ko sa kër daji sa bagage yëpp ñu ngi ko gis fu mu nekk nii so ñu ne meg leen empower support suñu soldats ak suñu police jox leen all the mobility yoo xam ne lañ soxla encouragement bi motivation wan leen réew mi seen réew la te ñu jël di ownership of their country so yéen nañ ko def as a government bu government yi Honorable Kandeh so nga xool da unification dëkk bi dafa divide Gambia fu mu nekk nii divide na ñi ngi mer ñi affaire tribalisme yooyu yëpp ba res dugg na si dëkk bi fu mu nekk nii di first thing la xam ne ñu def mooy loolu leen gis ne unify dëkk bi ñëpp ñëw together ñu xool ne Gambia mooy war a nekk ñëpp seen ité one Gambia one people loolu leen gëm bu ko réew mi fu mu nekk nii ñu mer toog bari na ni yaa ngi mer si affaire liggéey si affaire tribalisme so nguuri Mama Kandeh first thing li def mooy unite dëkk bi ñu nekk together. waaye est-ce que yow foog nga ne yéen promise yi nga xam te ne nañ koo jël déclaré waa Gambien si yéen soo leen wiinee élection bii di ñëw yéen di ngeen ko mën a ful. waaw ñun lu ñu yokkal askan bi waaye li fi def askan bi gis nañ ko li fi def si réew mi fii gis nañ ko GDC mooy only parti bu nga xam ne samp na ay booxul fu nekk tey soo xoolee tey parti yaa ngi may ay t-shirt ni ngeen jënd ay moto
ni suñu neexoon tey suñu ko neexoon tey ñu ransale moto GDC ba ñu ba koy na because GDC sampa na waxoon ne 13 bohol leen sampa bool bu nekk am ngi cost $600,000 so su ko bëggee multiplier dafa nekk $68 million la GDC spend si askan bi si affaire yi bohol biir ñëwaagul université bi ñëwaagul si wàllu wér ñëwaagul wàllu éducation ñëw fu nekk la GDC ko seen loxo GDC as a party ak liggéey ay yoon sa def nañ ko fi so xaalis bu GDC spend si askan bi egg na $100 million peut être GDC def si réew mi mu ngi first time history Gambia an opposition party to contribute to contribute towards national developments musul am si Gambia li fi amoon mooy comme campagne bi su jotee politicians yi nañ gën a wax lu nekk at the end of the day suñ fa toogee duñ ko dee mën a fulfil est ce que yéen doo leen nekk si catégorie boobu wala yéen soo leen ko fulfil te Gambien si lan la ñoo fa waaw ñun during 2016 election campagne bu ñu campagne askan bi dañu ñaan ay ndox ñaanu ay yoon ñaanu pour ñu dimbale seen doomi si wàllu education ak wàllu wérgu yaram bi moo tax GDC as opposition party nekkagul nguur tey ñu nga xamante ni nga opposition party nekkagul si nguur bi samp nañ fi ay bohol liggéey nañ fi ay brique feeñ nañ fi ay garden dimbale xale ku dem jàng si université bi liggéey fi ay lopitaan sax liggéey nañ ko fi si réew mi fii soo demee Pakadi Ba hospital am na jamono seen noos yaa ngi fanaan si biti si yeneen kër la da nga am patient xaaji guddi soo fa demee doo am kenn ku atteindre sa patient but GDC as opposition party ñoo fa liggéey ay boy scout soo demee baka daal yi in Jumara constituency seen lopitaan bi GDC ñoo ko renouveler liggéeyat ko yëpp def fa ay bohol so GDC as opposition party lu ñu def si réew mi fii nekkagul nguur kay si réew mi nekk suñu loxo tey di ngeen ko suñu ko towards national development musul am history Gambia tey moo tax ma ne lu GDC di yokkal askan bi la ñu laajte wala lu nga xam ne right now ni ngeen def nekk ñu ngi ko si réew mi ban assurance ngeen mën a jox Gambien si ne 2021 presidential election bi GDC ñooy dem to State House suñu diggante State House mooy elections loolu yàgg naa ko wax suñu diggante State House mooy elections waaw loolu parti yu bëri ñu ngi koo wax parti yi ko wax ñun dañ ko def ñu gis ko ñun dañ taxaw election bi 6 months ñu am 17% of the population votal GDC tey nga xool tey ñu toog si kër yi di support GDC moo ëppa te yëpp soo gisee NPP dañu jël ay nit ñu xam ne daana from GDC they are from APRC or NRP ñu jël lañu ransale leen si kanami Barrow ñu ne waa ñi waa GDC pour distraction supporters si because soo xoolee mbooloo bu nekk tey fii yow mun ngaa witness as a journalist tey parti yi bëri tey suñu dem too wala dem campagne dañu bugg ay gëlë-gëlë bëri yóbbu seen supporters yi dem fa ñu reinforce seen crowd bi boo tey Mama Kandeh bu mu ñëw fii ñaata moto la àndal moto yaa ngi nii kaan ko fi less than 5 moto Mama Kandeh àndal yëpp ay private la àndal amul benn moto xam ne gëlë-gëlë la àndal si so moo laa wane loo am ngay gis foofu loolu mooy real support mooy real crowd boo am tey soo jëlee crowd bëri tey comme lu dal Adama Barrow dafa dem di meeting place sangam buub ay nit fu nekk kopp ko fa yow noo xam ne Adama Barrow su ma dem itam de bu bàyyi nit yóbbu leen Banjul ba kii ne maa xew na Banjul bu mu joxee speak ñi yaa ngi dem nañ bàyyi ko fa MT bi wala MT naka MT sër na fa nekk so loolu moo laa woon ne tey comme ñu ngaa jëlee si biti moo ëppa takki boo la yaa jëmee Houston si yaa jëmee daanu élection si Jammeh suy meeting place sangam for exemple fu ma dëkk Ibo Town bu meeting Ibo Town Paga Jola dafa fees tëb gars yi ne ma yaa win na Ibo Town waaye bu ko leer dafa daanu because ñun jël si biti moo ëppa waa Ibo Town so Adama Barrow takki wala mu fu nekk nii because ñu ko campagnal lu mu nga gis mooy day nit only di crowd suñu toogee ba incumbent di compete crowd bi di oppositions kon nga xam ne incumbent dafa jaaxle because amoon na jamono Yaya Jammeh mosul compete crowd bi di opposition parties because yow yaa am di state resources yaa amee yaa ko amee te su nekkee yow yaa ngi mën a yow crowd booy génne opposition yaa ngi génne ëppal loolu kon war nga bàyyi sa xel so GDC as a party ñun dañ fi liggéey nga xam ne askan bi dama ko développement dama ko leen liggéeyal ku leen taxaw an GDC nekkagul nguur amee wu kees réew mi mu ngi dimbale askan bi kon lan nga mën a waxal seen fans yi ak ñu nekk di seetaan pour mu nekk. lu ma wax suñu fans yi mooy ne maintain peace élection bi yi jàmm leen soxla rek ñu affaire yi jàmm loolu leen soxla si réew mi because tey at bi de élection bi politique dafa dem bàyyi nu fi ñu assez Gambien so ni am suñu agenda am suñu programme yi jaay ko askan bi ñu xam ne ñun suñu diggante sa mooy élection mooy elections parce que ñu gëm ne tey lu gars yi di fabriqué di gars yi di wax about GDC yëpp amut because soo xoolee doomu aadama yi génn support GDC is too much so kon support GDC ne maintain naka leen focus ñu xam ne lu des bariwut pare maa ngi oo gaa ñu prépare fu mu nekk nii pour nomination bi mooy wane ne we are going to State House inshallah. so foog nga ne nomination bi su leen génnee moom di ngeen ko nga fu nekk. of course. thank you. kon mbokk ñoo ko déggandoor si nga xamante mooy MC Cham Junior moom bañ na ko ba mu ne he is 100% sure that election buy ñëw ñoom dañoo dem straight to State House nomination bi nag dañ leen ko nga fu nekk.
Amar Cissé kontaan naa la. am na benn waay bu am ñaari téeméeri taalibe ak juróom fukki téeméeri taalibe mu ngi peese lu passé ñaari téeméeri mbaam am na benn waay bu ñoo wax Mr Sadj dëkk Fass Thiaxo mu ngi peese téeméer ak juróom fukki mbaam ñu ne engrais boobu nga xam ne suñu alal lañ ko jëndee dinañ ñun ñoo ko moom ñoo ko war a jëndaat juróomi saaku lañ lay jox ñu jël engrais bi jox ko waa Mali ñu jox ko fukki kilomètre ak ñeent Mali am naa nomba yi xam naa driver si xam naa fiñ jaar lan moo ñu dal fan lañ jëm lan mooy ñu dal ak fan lañ dem lan mooy suñ problème ñun Gambian dafa am lu may wax ngeen baal ma ndax aw ma taay ndax gars yi dañ ne 2 minutes lañ ma may 2 minutes yiñ ma may nag dinaa si wax li may wax mooy tey ku am problème si Gambia Mama Kandeh moo ëppa problème mboolem ku am parti bu am problème Mama Kandeh moo ëppa problème parce que mooy yaakaari Gambia ga yaakaaruñ kenn lu mooy honorable Mama Kandeh lu tax ma wax ko mooy ku yaakaar school foo jëm ku yaakaar ndox foo jëm ku bugg a faju foo jëm ku ab bugg yoon foo jëm kon Mama mooy yaakaari Gambia am na texte bu mag am na problème bu rëy boo xam ne yàlla moo ko en yàlla na ko yàlla dimbale gunge ko moom ak en boobu ba State House asalaamaaleykum parce que li duuf si yàpp wi xejut si ndab li waaye li ma leen bugg a wax mooy ne monkey is a monk but we all know that a decorated monkey also is a monk. dañ bugg a wan Gambia bugg a wan itamit oppo ñëw mi bugg a wan tam North Bank ne GDC boo gisee ñu jël leket mu nekk mandarga sin parti bi GDC ba tey moom leen bugg a ñëw feeñal Gambia feeñal ko si nit yi ñu mun a xam ne kon GDC mooy Gambia soo xoolee ñu ne GDC seen mandarga bi mooy leket waaye reen bi benn la waaye leket daf dee law mu mel ni comme garab la Sincerity Team tey dañ ñëw pour loñ ko ñu ngi am sin executive ñi ngeen gis fii ñoo ñëw represent executive members yi am na ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi fii am na ñoo xam ne ñu ngi ci diaspora bi Sincerity Team nag dafa ñëw moom tamit juddu ci biir GDC liggéey pour GDC dem ci kanam ñu feeñal liggéey GDC fépp foo xam ne executive yi GDC mënuñ faa àgga wala nit yi ñu ngi la ñoo oo Sincerity Team dégg àgga foofu noonu jaay agenda parti bi wax li nga xam ne nii moom la parti bi di liggéey ci réew yi Gambia ak parti bi bu ñëwee ci réew mi buñ jotee présidence bi lan la ñu pare pour liggéeyal Gambien si Sincerity Team bi am nañ seen executive members tisaat yi nga gis ñu sol nii ñun rek ñoo ko commencé guma am boo leen xoolee ñu ngi ci binda Sincerity Team GDC vote GDC 2021 is the solution ndax xam nañ ne GDC moo nekk solution yi Gambia loolu leer na ñëpp même président Barrow sax leer na ko ne GDC moo nekk the right solution of the Gambia moom loolu leer na ko moo tax mu ngi tiit démba ñu ngi doon seet programme am bi nga xam ne moom la am Banjul mu ne dafa nekk programme pour beere GDC sorry beere Facebook waaye yaakaar naa Facebook dafa jàllal be ku beere di NPP démba in Banjul loolu ñëpp gis nañ ko executive bi nag sin président bi mu ngi tudd Mariama Gueye mu ngi nekk in America Italy moo nekk sin président bi man mii di wax ak yéen maa nekk di vice president of Sincerity Team some of the executive members yi ñu ngi fi Fatmata Jabi moom moo nekk di treasury of the Sincerity Team Marike Baji moom moo nekk di PRO of the Sincerity Team some of the executive members itam ñu ngi nii taxaw ñi nga xam ne ni ñoom bokk ci organisation bi Emily Cole and then Edward Omar Dieng ñoom yëpp ñu ngi taxaw ci organising committee bi ci leen bokka kon tey ñu ngi bugg a declare
di ñaan His Excellency Honorable Mama Kandeh di jël ndigal ci moom ak di entire Central Executive of GDC pour wax leen ne Sincerity Team dafa ñëw pour ñoom tamit dugga ci géew bi wane liggéey GDC mandarga bi nga xam ne moom la ñuy wan pour ñëpp mun koo dégg ci xel mooy boo leen xoolee garab bi nga xam ne moom leen toog ci ronam nekkul ne benn banqaas moo ci ne dafa bëri ay banqaas yi nga xam ne ñoo nekk ci garab bi ñëpp dañuy am xob su banqaas yi dajaloo da ngay gis ne garab gi dafay naat ker gi dafay neex garab gi dafay jur mu meññi mu barke kon GDC dafa war a bëri ay banqaas yu mel nii juddu ci GDC ndax liggéey GDC mun a feeñ liggéey GDC mun a dem ci kanam ndax nit yi gën a mun a xam lan moo nekk di purpose of GDC agenda lii moo tax GDC Sincerity Team ñoom foom pour ñu ñëw ñu taxawal liggéey GDC wane ko ci Gambie yëpp ñëpp mun a xam ne GDC ndeke dëgg am na ndaw yi nga xam ne nii ëllëg suñ leen joxee réew mi dinañ mun a yóbbu réew mi ci kanam ñu ngi am tam si Chief Advisor Honorable Abdoulaye Jallow di Desk Officer of NBR moom tam si advisor si la am na ñeneen ñoo xam ne tam ñu ngi ci biti comme time mu mayewut ko waaye ñu ngi la ñoo wax ne it is open képp koo xam ne mu ngi ci réew mi fu waay mun a nekk ñu ngi am sin groupe WhatsApp groupe chat dinañ créer am nañ tam beneen ñu ngi am Facebook website képp ku bëgg a xam about Sincerity Team na nga dem Facebook wala nga ñëw join si GDC Sincerity Team WhatsApp groupe bi kon si gàttal ñu ngi la ñoo wax ne ñu ngi seek advice from everybody Central Executive ñu ngi tamit seek li nga xam ne di moom moo nekk directive from the party leader ñu won ko ne ñun dañ ñëw pour taxawu tamit pour liggéey bépp façon ngi liggéey boo xam ne parti bi ñu ko soxla tamit nañ ñu ko wax ñu taxaw si mooy about t-shirts whatsoever ñun luñ mun rek tamit dinañ ko def pour gis ne liggéey GDC dana dem si kanam kon ñu ngi la ñoo wax ñu ngi la ñoo santa ñu ngi la ñoo gërëm GDC Sincerity Team ever and ever to fight tooth and nail to take His Excellency Honorable Mama Kandeh State House on the 4th 5th December wiiw GDC wiiw Mama Kandeh jërë ngeen jëf GDC man Baye Fallou GDC maa leen di nuyu di jàkkaarloo sama xarit di sama doomu ndey bi nga xam ne li xew suñu diggante defuma ko deful ko waaye yàlla ko def mi Honorable Mama Kandeh mi nga xam ne lenn rek laa ko ñeexee mooy procès yi nga xam ne gaa yaa ngi koy naxee gaañi moo ko war a intégrer on the 4th December foog mu yundoo ci kër gu mag ci réew mi ndax mu mën a defar réew mi damay wax ne depuis 2016 laa xamante ak moom waaye man damay wax ne lu dul moom kere laa gën a bugg GDC waaye Kandeh tey dëkk bi nga ñëw nii di Pakaaw Saloum dama fi am ñetti fan di fi liggéey pour dafa am lu ma la bugg a dëggalal li nga xam ne moom la moo sekk a wax liggéey maçon laa fi doon liggéey ñu ñëw fay fi paanam ndox ten dalasi benn jigéen mënuñu ko andil ngir ñàkk ndox biñ ne nag dëkk bi Kandeh dana fi ñëw te xam nañ ne mooy solution Gambia ci côté boobu ak ci leneen lu dul loolu si lañ gis ñiy defar ay bopp pompe waaye dama ne lu dul dëgg rek dëgg ko man ñu ngi ànd ak waa Fass yëpp ñaari oto mu ngi jógee Fass jigéen ñaa ngi taxaw na le ñoo tax sax ma ñaan kàddu pour wax maa ngi koy wax léegi ki nga xam ne mooy anti ana dafa am benn jongante boo xam ne dafa ne si marché bi waaye yaa ngis doomu aadama li nga jàpp tamit dëgg ci yow kenn mënul laa taqaleeg moom waa Fass GDC moo leen saf GDC moo leen ñor moo tax lu leen waaye manti wax rek ñu ne GDC ba dee waaye moo tax maa ngay ñaan li ko dagg ci Honorable Kandeh
ba ñi gën a suufee si parti bi te parti bi amul ñu suufee maa ngi leen di ñaan nañ ma may ay tiisaat ma jox ko jigéeni Fass ngir yàlla ak suma yut yi man suma ñaan bëriwul depuis 2016 ñi ma xamoon GDC ba tey dara manqué wut ci Fass waaye dara manqué wut ci opinion bi cool yi bëri na waaye du bënd wuree rek ku ne dana xamee ki man te dama ne yàlla daf ñu wërsëgal koo xam ne ku ko dóor daanu kum dóor nga daanu man defuma ko Honorable Kandeh réew mi yaakaar nañ la opinion mi yaakaar na la yéen la yàlla jox liñ la yaakaaree dama ne nit koo xam ne xamee xuloo dara lu dul sa poosu kese ngay def loo xam ne moo jaaxal ñi xamee poosi nit ñi ba fuñ toll ci ràlli rek turam rek lañ fay nekkee waaye dinaa leen wax ne 2016 fi ñu jaaroon ak ñoom ci opinion mi ñun waa opinion mi pare nañ danañ leen duma te loolu mënta ñàkk. ñoom moom leen ñoo ñooy Gambia Democratic Congress mooy si ki nga xamante mooy njiiti Mama Kandeh tey nag ñu ngi oppas ñoomi ñu ne kii di délégation bi ñoo téye Anna Camara Kandeh as yaay waaye ñoom insta dañ ko turn into alaari suma jaxa bu ñaaw bi rek moom tey moom laa fi nekkal soo dinaa ko laajte moom mu baaxale ñu ak turam bi sa tur bu rafet. man Yamou Ndaw Fatou Faye KMC Piaro ñu fekk la fii moo tax yow nga gënoon a ñëw. man militant la comme ni ma ko waxee maay KMC Piaro te dama bokk si advance team bi mën nañu teel a ñëw rek bala level ground bi liggéey ak ñi fi nekk bala executive members ak his excellence si boppam di ñëw. so yow noo gisee environment bi GDC. waaw dina alhamdulilah parce que xam nga nekku na GDC sax ñoo demande lii waa GDC militant si nekk fii Pakaaw si boppam ñëw ne ñoom dañ bëgg a gis seen leadership mooy Honorable Kandeh na ma ñoo gis géeju ñoo gis soo ñu oote woon rally bi yàlla ñoo def tamit jabaram High Excellency Anna Kandeh moom leen jàppa yaay soo ñu bëggee si ko rek mu ñoo ngénte ay doomam loolu la woon. waaye gis nañ ne political leaders yi bëri nañ ak seen soxna lu tax tam moo leen beneen political party wala ngeen ne déedéet Anna Camara Kandeh ngeen fal. ndax Anna Camara Kandeh moo ñu doy moo doy waa Pakaaw because man si executive bi laa bokk waaye dama ñëwoon advance team rek moo doy gaay gis nu muy doxalee parce que comme ni ma ko waxee rek ñun suñ président bi dafa am yërmande jigéen ñi so loolu moo tax jigéen ñi nawloo jabaram waaw. yow foog nga ne président élection bu war a ñëw December 4 waa GDC dinañ ko wér. incha allah waa GDC dinañ ko wér parce que Gambien bi léegi dañ eewu and then politics is no longer about du yëfi doole yëfi xasante xulu ak politics léegi is about policies and manifesto te GDC we have the right policies waaw so Kandeh is the solution. kon jërëjëf ñoo ko déggante moom ne Kandeh is the solution ñoo far suma gaay comme ni mu leen ko waxee fii ñu ngi si fi nga xamante mooy ñoomi mooy waa Pakaaw te ñoo oote ki nga xamante mooy honorable Mama Kandeh ak kii di jabaran koy Anna Camara Kandeh ñu ne am nañu ko téye yaay waaye dina ñëw pour ngénte la mbot instead dañ ko def tam into a grand rally gis nañ mbooloo ñu fi teew toppale ma ba si ba teew man Seynabou Sana ak ki nga xamante mooy Demba Danjo ñu indil la ñeneen ak ñeneen ñu nekk si biir géew bi. asalaamaaleykum waa Pakaaw Saloum kontaan naa bu baax maa ngi nuyu alkaali bu Pakaaw Saloum di nuyu imam bu Pakaaw Saloum di nuyu GDC executive bi nekk Pakaaw Saloum ak ñi nga xam ne tey ñoo waral jotaay bi fii tey muy doomi High Excellency Anna Camara Kandeh yi nga xam ne ñoom nekk si Pakaaw ñu ngi leen di nuyu suñu njaatige Modou Seka mi nga xam ne tey lii xew tey moo facilité ba loolu mun a am di nuyu kilifa yi Pakaaw yëpp di leen wan ne kontaan nañ tey bu baax waxtu amul waaye ñu ngi nuyu His Excellency di President in waiting di Honorable Mama Kandeh ñu ngi koy nuyu ak délégation bi mu àndal jógee Banjul di nuyu suñu exécutif bi nga xam ne moo nekk si région bi mu jiite ko di Honorable Abdoul Aziz Ka exécutif bi nga xam ne moo nekk si opinion mi fii jiite ko di Honorable Alhaji Keba Ndiaye ak team bi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey biñ nekk nii tey di leen wan ne maa ngi nuyu itam sama mbokki councilors yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii di Honorable Abibou Keba ak Honorable Tamsir Thioune ñi nga xam ne tey bàyyi nañ seen soxla yi ñoom itam ñëw teewe fii di leen wax ne wax ji jarul muy gudda
ñun ñëpp tey xam nañ lan moo nekk si Gambia bi ñun ñëpp xam nañ lan moo xew si Gambia bi kon nag amatul dara lu ñu war a wax nit ki ne la defal lii amul kenn ku nekk Gambia xamul yëgut coono bi nekk Gambia loolu koy amul kenn ku fi nekk ku ko amul kon nag li ñu leen di wax mooy olof dafa wax ne ganaar du gis kii bojja muy toppa kii taxani loolu lu wér la tey koo xam ne ni nekkagul dara ci réew mi nekkagul président nekkagul dara te képp ku am soxla ci réew mi kooku ngay dawali pour mu dimbale la ci loolu kon kooku am na yaakaar de kon kooku am na yaakaar bu loolu passé maa ngi jégalu waa Pakaaw Saalum nag because tey liñ fi jàmbal dëgg man suma yaram dafa daw because tey yaakaaroon nañ ne Pakaaw Saalum duñ toll la fii 2021 ñuy jooy ndox ba tey dëgg yaakaaruñ ko woon te li ko waral mooy ñun Ward Development Committee bi nekk Pakaaw Ward dañ jëloon décision pour defal Pakaaw Saalum borehole waaye am nga liggéeyu nguur dafa am foo xam ne ni by force foofu ngay jaar ak ñi nga xam ne banqaas yi liggéey ci nguur bi loolu amee water resources wan ñu ne Pakaaw Saalum ñoom dañ ko jël pour war fee def borehole depuis 2018 ba léegi loolu munta am kon nag ñun buñ jógee fii tey danañ dara ñu gisee water resources ñu gis ne borehole bi ñu war a defal Pakaaw Saalum ñu si ko ndax Pakaaw Saalum bokk si comme ndox mi nga xam ne ni moom lañ war a naan ni comme ni ko yeneen dëkk yi di naanee ni ko Kombo di naanee Pakaaw Saalum war nañ koo naanee noonu kon loolu danañ leen ko dig waaye buñ ci defu dara man maa leen promise ne budget 2022 Pakaaw Saalum dañ leen defal borehole dafa am loo xam ne dafa am lu ko fi jeexal tey opposition amul njëriñ ci Gambia loolu Mama Kandeh moo ko fi jeexal jamono APRC man APRC laa woon jamono APRC ñun dañ daan taxaw di bàkku ne opposition amul njëriñ opposition di def dara ci réew mi te loolu moo doon dëgga waaye jamono bii amul kenn ku war a taxaw mën a taxaw ci réew mi wane ne opposition amul njëriñ loolu kenn ñëwul koo taxaw wax because Mama Kandeh lim defal ci bool dem na ba téeméeri bool ak fukki bool ak juróom-ñett kon loolu bu amee kon ku la wax ne opposition du mën a defar dara dëgg moom lay nax ñun ñëpp déggoon nañ ko fii ci jamono élection ni campagne yi councilorship bi ñu ne leen bu ngeen sànni lee councilor bu opposition du ngeen leen defal développement léegi dama leen di laaj ndax councilor yi opposition yi defal nañ leen développement wala defaluñ leen développement ndax jamono biñ toll nii opinion bi rek laa la wax waxuma la région bi de opinion bi rek laa la wax juróom-ñetti borehole yoo xam ne councilor yi ñoo ko fi bënn diggante 2018 ba tey jii juróom-ñetti borehole ci dëkk yi ñu dëkk yooyu def nañ génneel leen ci naan ndox mu tilim ñu jox leen ndox mu sel ñu naan kon kooku ku la wax ne opposition bu ko sànneel karta du la defal dara daf lay nax loolu daf lay nax samp nañ fi ay marché yoo xam ne ni ñaa ngi koy jëriñoo samp nañ fi hand pompe ñetti hand pompe yoo xam ne ni askan wi ñu ngi koy jëriñoo kon ku la wax ne lii opposition ku ko sànneel karta du la jëndi jara daf lay nax loolu jeex na si réew mi léegi li may ñaan waa Pakaaw Saalum Gambia jamono biñ toll nii dafa am loo xam ne moo fi xew ñun ñëpp xam nañ ne coow li nekk Gambia am na xam nañ ñun ñëpp xam nañ fan la coow li nekk coow loolu nag kii tax coow loolu mu dëñ mooy honorable Mama Kandeh mooy solutionné Gambia because taxut fële taxut fii taxut feneen kon kooku buñ ko joxee réew mi ñun ñëpp danañ dal am nekk si jàmm Gambia nekk si jàmm ñun ñëpp xam nañ ne man ñaar fukki at ak ñaar maa ngi APRC man topp nguur laa xamoon waaye dafa am lu xew mooy gis nga li nga xam ne moom la Gambien si jógoon 2016 pour indi ko ci Gambia loolu man moom laa gisagut Gambia moo tax man mënaguma jooy nguur goo xam ne ni système change bi ñu soxloon amaguñ ko te système change bi dafa am fu ñu koy yaakaaree mooy honorable Kandeh ak GDC kon loolu ñu ngi ñaan ndaw yi bu leen kenn nax bu leen kenn réeral bu leen kenn tiital développement bi ñoo indi fii mu ngi feeñ ci bitig yi ngeen di jëndee nii almet bi ngaa jënd moom la ñoo bilee suñu yoon wile almet bi karasi naka la ataaya bi ngaa jënd ci bitig bi moom la ñoo tabaxee suñu yoon yi kon loolu bu loolu amee kon li leen di wax mooy solution ni Gambia mooy honorable Kandeh ak GDC ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum. alhamdulilah mina seytaani rajim naka ngeen def maa ngi nuyu executive members yi fi nekk yëpp
góor jigéen mag ak ndaw di nuyu honorable Kandeh di nuyu suma doom yi di nuyu waa Pakau Saloum yëpp maa ngi leen a wax ne asalaamualeykum di leen wax ne suma doom yi nag ñëw naa pour ngénte si te kontaan naa ci yéen torop doom ju neex a jur ngeen di leen wax ne am na ku fi ñëw ne am na ku fi ñëw wax ne dafa bëgg nag balañ fee jógee ñu jox leen tur jox naa leen tur nag tuddee naa leen GDC fu mu nekk GDC amaat na yeneen doom yu juddu di kontaan trop nag ci seen affaire. ñu jootali rek because nit ñi na wax baa ngi dem suuf tuuti mu ne ñu am na ku taxawoon fii ne bëgg na doomam yi mu jox leen tur mu ne tur boobu jox na leen ko muy GDC kon doomam yi tur bu mu leen jox mooy GDC li ngeen tudda fu mu nekk nii. kontaan naa si yéen torop ba pare di nuyu tamit ñi jógee Jokaado ñooñu tam mag leen a nuyu ay suma doom lañ. mu ne kontaan na trop di nuyu délégation bu jógee Jokaado tam ay doomam leen tam mu la ñu nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax a baax. di kontaan parce que guddi na te yéen ñëpp a ngi toog benn tey depuis ci suba dégg naa yéen a ngi toog di ñu xaar ñu ngi leen cee gërëm bu baax di leen sant. mu ne mu ngi leen ñu gërëm di leen sant ne toogaay bi yàgg na fu mu nekk ni mu ngi leen ñu gërëm di leen sant seen taxawaay. di leen wax ne nag suma doom yi fu mu nekk ci wattu politique lañ nekk. mu ne mu ngi ñaan doomam yi ne fu mu nekk ni ci jamono politique leen nekk. dama bëgg suma doom yi yëpp ñoom ñëpp ñu jóg taxaw parce que fu mu nekk nii honorable Kandeh mooy seen papa te honorable Kandeh ay karta la soxla. mu ne mu ngi ñaan doomam yi ne nañ ñëpp jóg taxaw takka seen ndiga bam dang ñu am benn jubluwaay benn liggéey mooy pour gis ne His Excellency President Mama Kandeh yóbbu nañ ko State House. incha allah fu mu nekk nag bugga naa yéen ñëpp ngeen waxtaan suma ñaari doom yi yëpp lay waxal nag fi mu nekk bugga naa ku nekk waxtaan ak sa dëkkandoor sa andi jaama seen ay doom jigéen ñi ñu waxtaan ak seen jëkkër yi góor ñi ñu waxtaan ak seen jabar yi parce que fu mu nekk nii si waxtu campagne dégg lañ toll. mu ne mu ngi ñaan doomam yi na ñëpp jóg fu mu nekk nii waxtaan suñ dëkkandoor yi suñ am di jaama yi suñ jëkkër yi suñ doom yi ku nekk fu mu nekk nii jamono campagne leen jot benn jubluwaay leen am mooy gis président Kandeh yóbbu nañ ko State House. man suma wax du bari torop parce que suma kilifa fi toog su du toon yëfi ngénte bi sax ni kon tey duma fi jël kaddu waaye seen sagoo tax ma jël si kaddu waaye parce que suma kilifa ngi nii toog. mu ne moom tey su nekkoon du jël kaddu sa wax bu ko kilifa ma ngi toog wala tey tuddee bu nga xam ne moom lañ ko jàppa yaay tey moo tax mu jóg taxaw pour waxtaan ak yéen pour gërëm leen sant leen. waaw loolu rek a tax ma jóg taxaw wax waaye suma kaddu nag du bareeti léegi dinaa leen boole ak dex officer moom dina ñëw won leen taranga bi ma indi su ko defee ngeen jël ko am loo leen ci def tuuti su ko defee mu njëriñ leen. parce que jigéen da nga koo jàppale te ñun looloo ñu tax a jóg parce que ñun ñëpp xam nañ marché bi fi mu nekk fu mu toll ñun ñëppay dem marché man niñ maa jaayee ci marché bi noonu lañ leen a jaayee yéen duñ ne kii jabari honorable Kandeh la nañ ko wàññil. mu ne fu mu nekk nii dina o honorable Abdoulaye Diallo dex officer taranga bu nga xam ne isi na ko pour jox ko jigéen ñi mu jaarale ko si moom mu jox leen ko ne moom marché bi ñëpp xam ne li xew si marché bi. marché bi kenn xamul kenn du wax ne kii jabari président Kandeh la wala jabari keneen la ku fa dem rek benn place dafa nekk coono mu nekk si marché bi ñëpp xam nañ ko fu mu nekk nii. fu mu nekk moo tax nag ma bugg a yéen tam jigéen ñi ngeen takka seen digga lu tuuti li ngeen amee nii ngeen am loo leen ci liggéey tuuti su ko defee dina leen jàppale si seen njaboot bi jënda omo ak saabook yooyu. kon mu ne lu ndaw nga xam ne mu ngi leen koo jox. yéen jigéen ñi ngeen jàpp si dimbali seen boppa defar ay omo ay saabu di ko jaay seen biir. man nag fii lay em ma bàyyi suma kilifa mu ñëw jeekali li des waaye maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di gërëm suma famille yëpp
bàyyuma kenn daal maa ngi gërëm ñëpp wasalaam. ma kontaan muy Mary Ndiaye moom tam bàyyoon na tam demoon si Baro ñëwaat na GDC moom tam jotaay bi fii di leen oogaa ñu gi ñëw ñu taxaw gisante président Kandeh ñu welcome leen seen kër la gaay ñëwaat kon Sadio ana Sadio ak Marie Kandeh Aïssatou Fatou ñu ngi laa nuyu di la gërëm di la sant Aïssatou Fatou ñu ngi laa gërëm di la sant sa taxawaay Mary Ndiaye dugal ñëw ñu gis la mbooloo bi gis la Mary Ndiaye ñu welcome la jigéen ñi welcome la léegi fi mu nekk nii ñu jox suñ mbokki APRC bu nga xam ne tey dafa cross carpet ñëw GDC. so asalaamaaleykum mbooloo bi maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam maa ngi nuyu mbooloo mu daje fii yëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ku nekk turam gan mbooleem gan bu fi ñëw yàlla nga ñibbeeg jàmm egg ak jàmm maa ngi nuyu Kandeh bu baax a baax maa ngi koy nuyu bu baax a baax maa ngi kontaan ci liggéeyam bu baax ñu ngi wax ne wax bi du bari waaye su ngeen ma bañoon rek ma wax tuuti taw bay ñëw taw bi mu ngi ñëw waaye bay la ma wax rek ne may Kandeh taw baa ngi ñëw président a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi nuyu alkali Pakaw Saloum di nuyu imam bi di nuyu kilifa dëkk bi yëpp di nuyu jigéen yi di nuyu ndaw yi di nuyu suma séeréer yi mooy saareen yi njuufeen yi ak seen yi ak ndaween yëpp ñu ngi fi maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu suñu doom yi téye suma jabar yaay soo gisee jotaay bi tey loolu moo ko waral kon maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal benno bu nekk seen biir yàlla na ko yàlla yokk yàlla yokk déggoo seen diggante ba mu mun ñoo jural lu bari loo xam ne ni ci lu baax la Omar fii wax amu fi parce que ndox bi ñëw na waaye maa ngi nuyu exécutif bi ma àndal di nuyu presse bi bu baax a baax presse bi maa ngi leen di nuyu lii du rali waaye pare ngeen sol seen dàlla fu GDC dem fu ma Makandeh dem bari na tuuti na pare ngeen ànd ak ñun kon ñu ngi leen a gërëm di leen ñaanal ci liggéey bi ngeen nekk yàlla na leen ci yàlla jàppale yàlla may leen ndam bu baax kontaan nañ su loolu weesoo maa ngi nuyu géwél yëpp ñi fi teew ñoo xam ne ni am nañ jot bi pour perform ak ñi jotuta am jot bi pour perform maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal di wax rek ne li ngeen fi jàppan yëpp dégg naa ko waaye amul problème suñu kansulo Alaaji Kee Sakho ak délégation am ak groupe am bi mooy kansulo yi am na luñ ci tontu waaye ñoom luñ ci mënut a def rek GDC dina ko def du nuyu suma doomu ndey mooy Mod Lamine Sadj Mod Lamine dégg naa li nga wax te incha allah tisaadi dinañ ñëw waxtaan ni waroon na mun a neex waaye ñu ngi tàggatoo am na xaalis tuuti loo xam ne ni suma jabar am na ko pour doomam yi teg nañ ko ci loxo honorable Ablaye Dia muy ñaari fukki junne pour mu jox leen ko ngeen jëndee ko ataya waaye bëggoon naa ñu waxtaan tuuti nag waaye taw bi ñëw na nii la ko yàlla buggee te incha allah lii sernde la comme December 4 bu soobee yàlla dañooy wax ne wiiw Kandeh lii sernde bu rafet la jërë ngeen jëf